soxla yaakaar nga dañ ko fiy jëlee. si dama ko exactement voilà loolu laa bëgg a xam nga loo fi jëlee c'est-à-dire aussi li ngay wax ni dafay nekk ay promesses yu xam ne xaw a doy waar la. ma ne dañuy jàpp ni sax xanaa ma ne ku munul ma ne ay promesses ku munul boo mais li ma ne ku munul boo soxla nga fi bëgg a jël. loolu laa lay expliqué ku munul boo lu yàqu yow ku mënta defoo lu yàqu yow man maa ne la nii lañ koy defee ku ko weddi kay ñëwal ma wax la fu ñuy jëlee xaalis bi ak nu ñu koy defee soxla yi ni nga ko fiy jëlee waxuma la doo am soxla mais boo amee soxla da nga koy faj. da ngay faj soxla yi boo waree jàng ñu ne la fonds d'investissement de l'éducation ngay taxawal nga jël tout en charge état jox prêt xale bi bu jàngee ba pare mu rembourser état bi ci salaire am bu amee liggéey ci travaux d'utilité publique ak ci alphabétisation nga intégrer enseignement religieux nga dugal ko ci enseignement professionnel nga dugal ko ci professeurs yi nga fexe ba ñu am valorisation ba nga xam ne dinañ am salaire nekk dans de bonnes conditions comme service yëpp loolu boo ko defee kan mooy amati soxla biir famille dafa am ay coono et li ñu laaj xam nga lu gën a métti Sénégal dafa am góom mooy li ma la wax nii góom bi mbir rek ma yeggali foofu góom bi dafa dem ba am booy régime bi jël buum teg ci booy bi dangal ko léegi xam nga lu muy laaj deuxième mandat mooy da may leen ma delloo buum ba ca booy ba Sénégal situation bi métti na ba nga xam ne normalement su régime actuel bi defoon bilan waruñu sax présenté wu ci élection yi ñëpp xam nañu loolu donc éducation dafa am ay solution santé am ay solution nga mën a fexe ba médicament. Boubacar nga ni ngay wax régime bi yow yaa ngi may wax dem nga ci àll bi mais dem nga ci àll bi est-ce que gis nga li nga xam ni régime bi def na ko ci àll bi ci ay piste de production ci ay château d'eau yu dul jeex ay forage ci ay machine nga dem Casamance la même chose nga taxaw fii nga naan non régime bi nag yow tam xam nga Pape ñun dañu yàgg a defar tali xam nga waxu ku fekkee man dama nekk secrétaire général ministère des infrastructures tali yi fi nekk yëpp ma xam fu mu jógee xam de l'indépendance ba 2000 ñaata tali lañ fi defar xam 2000 ba 2012 yan tali lañ fi defar xam 2012 yan tali lañ fi bàyyi war ko defar ak yan piste lañ fi war a bàyyi ñun dajale nañu sénateurs yi députés yëpp ba tracé piste yi war a defar Sénégal pertinence su piste yi war a déplacer les produits laitiers piste yi war a déplacer les animaux yëpp dañ ko étudier dama ne la li ñuy def nii rattrapage yi ñuy def ak PUDC ak les Puma rattrapage la boo xam ne bi ñu demee ba gis ne croissance bi yeggul ci nit ñi ci lañ ko def pour rattraper kooku la ñuy wax taf yëngal politique gu taf yëngal la tuufkaan yi dañ koy def ku xamul mais ñun dañu fekkee nu ñuy tëggee kenn mënuñu tiital ci loolu kenn mënuñu ci réer. amee gis nga ko. dama ne gis nga ko. soo ñëwee jox nit bourse familiale man du ma la ne bourse familiale baaxul. waaw loolu sax mu tane quoi. waaw xam nga du ma la ne baaxul. kon baax na. waaw mais man xam nga lan la bu am solo la. waaw ndimbal bu am solo la surtout ki koy jël. waaw xam nga man du ma la ne bourse familiale baaxul. mais dama lay wax ne man. doo ma wax semi aussi baaxul. déglul dama lay wax su doxee baax na waaye semi bu doxul baaxul léegi dama la naan yow au lieu ma lay jox bourse familiale wala li ma lay jox ci bourse familiale mu nga ko am ci revenu su ma organiser économie bi ba investir xaalis ba nga mën a liggéey tu vas avoir une autonomie avec une plus de dignité mais loolu la choix yi jël moo bokkul ak choix yi ñu jël kon dañu war a def attention. mais boo invalidé ci liggéey nag bu fekkente ni kanam ku am jafe-jafe. liggéey waaw invalide dafa am ñoo xam ne loolu may nga ma sa occasion parce que dafa am ñoo xam ne ñii yàlla moo leen nattoo ñu am invalidité. ñun li ñu prévoir mooy fexe ba ku nekk ñu xam sa taux d'invalidité. xam sa taux de vulnérabilité. bu ñu xamee sa taux de parce que mën nga invalide ba pare liggéey mën nga am laago. nekk professeur d'université jàng. mën nga am laago ba nga xam ne doo mën a lekk. da ngay am ñaari critères yooyu ngay jël boo ko xamee dafay am benn taux d'indemnisation boo xam ne da nga koy am moom moo lay permettre nga continuer loolu. c'est des personnes dimbal bi lay doon kon. non kooku c'est des personnes vulnérables da ngay gis koo xam ne militaire la woon daal di xeex guerre ñu dagg tànk bi wala mu am kooku day am pension mais en plus de la pension dafa am benn montant boo xam ne daf koy recevoir ci fonds c'est comme un travailleur boo liggéeyee ba pare dafa am un minimum vieillesse boo xam ne da nga koy recevoir. mais lii ñu fonds yooyu fan lay bàyyi ko. mais loolu la lay expliquer dafa am ba pare li ñu gëmloo Sénégalais mooy amuñu xaalis on est sous-développé c'est faux on a toutes les ressources nécessaires jëlal or bi. or bi yaa ngi am 6,6 tonnes or par an Sénégal or bi yëpp da nga koy jël yóbbu bitim réew bijoutier yëpp boo leen dajalee 100 kilos or lañ soxla mënuñu koo am mais loolu ban choix la da nga war a fexe ba nga am
100 kilos or yooyu bijoutier yi soxla. ñu raffiné am nañ njëgam am nañ njëgam mais xam nga lan leen ko bëgg a jaayee dañ leen koy jaay comme ni ñu jaayee prix bi avec TVA et tout au lieu nga jël une partie de la production boo xam ne sénégalais yi ñoo ko moom ñu organiser nga jox leen ñu liggéey c'est-à-dire que Sénégal li fi nekk ci erreur économique ba ñëpp di jooytu loolu ñun la ñu teg le doigt moo tax ñun dañu wóolu suñu bopp ci politique bi dañu wóolu suñu bopp ci choix yi ñu am choix économique ñun dañuy ubbi tey liggéey tey parce que xam nañu projet yi baaxul yi dëng yi ñu war a jubbanti xam nañu yi ñu war a bàyyi xam nañu yi nga xam ne yi dañu war a fexe mu ñëw taxaw pour nit ñi mën ko gis. ak ñaata ministre ci gouvernement alors ñun suñu plateforme autour de entre 15 et 21 ministres te du choix au chiffre comme ça dafa am ministre yoo xam ne ministre de souveraineté la du passé juróom justice économie affaires étrangères ministère de l'intérieur. défense ak ministère des finances. d'accord waaw wax naa force kon ba tey souveraineté yi fi nekkoon du fi jógee. souveraineté loolu kenn du ko la. d'accord nga jël ministre à vocation transversale. yu mel ni éducation santé environnement loolu aussi dafa am importance ci réew parce que loolu moo lay jox un capital humain épanoui. moo naan nit ñu xarañ te yeew parce que. ministre dañu war a nekk ay nit ñoo xam ne dañuy mënte maandu. mënte maandu waxuma la mën bañ a maandu. wala nga maandu te mënoo. soxlawuñu cuune soxlawuñu koo xam ne kii non loolu c'est clair mu des ministre à vocation sociale. boo ko amee ba pare nga wut pour les postes yi nga xam dafa am importance ci direction ci liggéeyu économie bi nga xam ne dafa am jeexital ci entreprise yi. am jeexital ci société ci famille yi da ngay def appel à candidature. boo bëggee nekk directeur général des douanes. wala directeur général des impôts du ñëw rek tabb la. comme niñ la tabbee woon yow. ah oui. comme niñ la tabbee woon. ma tabbee woon loolu système boobu. dafa am ay risques. ok dafa am risque. dafa am risque parce que man niñ ma tabbee man dama toog rek am ku ma woo ne ma yaay Boubacar Camara ma ne ko waaw mu ne man maay ministre des finances Makhtar Diop ñu ngi may doog a nommé dama jaaroon Trade Point xool liggéey bi nga fa def ma bëgg ñu waxtaan si ñu toog waxtaan. boobu maa ngi doog a admis inspection générale d'État ñu toog waxtaan ma wax xool li ma fa def wax ko ni ma gisee mu laaj ma ay question ci douane bi ne ma yow dama lay nommé directeur douane ma ne ko déet teel na ni man maa ngi doog a def inspection àllarba may waaj a julli tàkkusaan mu woo ma ne ma bu subaa dinaa la nommé man noonu lañ ma nommé te yàlla defal ma ci sutura nag ma def ci li ma ciy def mais risque la mënoon na loolu nga fi bëgg a jëlee damay def appel à candidature ñu tànn ñetti nit ñi ci gën a xarañ jox leen mission si ñett ñooñu ci la président di tànn direction yi ñu organiser ko am ay spécialistes ñoo xam ne yu mel ni ay secrétaire d'État ñoo leen di te du ñu am ministre yi du ñu am benn si ñoom benn influence. xam nga liggéey ak caaxaan bokkul. xam nga liggéey ak caaxaan bokkul. boo yoree dossier administration yore benn lettre mu war a dem fële da nga war a xam ne lettre bii de dafa war a dem finance. te bu yeggee finance dafa am Cheikh Diop mu ngi toog di xaar. parce que am na dossier bu ñu ko war a indemniser parce que Cheikh Diop bu ñu ko indemniser wul am na loo xam ne dootu ko mun a def bu koy indil gàcce boo xam ne mun na xaru ëllëg. yow saa yoo yoree dossier da nga war a am conscience que yaa ngi yore alalu réew dañu la yen. boo ci yoree ay junni dossier da nga koy tasaare. jox ko nag ñoo xam ne dañu mën. doo ne waa ji boo gañee telle commune rek ma jox la poste xam nga loolu am na fi. ne boo gañee ñu jox la xam nga gañee 4 communes. soo gañeewul ma dàq la xam nga loolu boo ko defee wax dëgg yàlla réew mi du mën a dox. loolu moom am na fi moom wax dëgg yàlla ay yéwén loolu am na fi. mais loolu moom mooy Sénégal aujourd'hui te ñun boo gisee ñu dem mais li ñuy def li gënoon yomb mooy ñu toog di seetaan. boo gisee ñun ñëpp ñu jóg di taxaw di xeex pour Sénégal de parce que li ñu gis moo ñu tiital. li ñu gis moo ñu tiital. d'accord jërëjëf monsieur Camara Boubacar ma bàyyi la pour ay minutes yoo xam ni pour mots yi nga xam ni mën nga ko jagleel askan bi. lan lay doon ban message nga ci am. sunu message bu njëkk mooy askan wi dañu war a gént. gént ne Sénégal war na am ëllëg bu dal xel. gént bi dafa war a ànd ak gis-gis. gis-gis bi mooy que Sénégal mën na naataange bi ñëpp jot ci. te pour mu naataange bi ñëpp jot ci alal bi ñu am ak valeur yi ñu am ak nit ñi ñu am ñoo koy liggéey. Sénégal dañu war a xam ne am nañu góom bu am booy te ci biir ci kaw booy bi dañ ci teg buum te ñi ci teg buum bi ñu ngi ko dangal ba pare di ñu laaj ñu delloo ko ca booy ba waruñu ko nangu. Sénégal dañu war a xam ne am na garab solution am na Sénégal képp ku la wax ne solution amul daf ko xamul
ñi xam solution yi ñu ngi fi ñu ngi bitim réew ñu ngi fépp ci secteur yëpp kon nag Sénégal toll na foo xam ne fii dañu ko war a teggi ci loxo yi ko yor jox ko ay loxo yu mënte maandu foofu la ñu toll kon loolu mooy politique politique du saagante politique du xasante politique du ñëw di ŋàññante ñu jël aussi alalu réew mi fexe ba wax dëgg yàlla ñu bañ ko sax-saxee loolu dafa am solo administration bi ñu bañ ko politiser justice bi ñu bañ ko politiser waaw loolu dafa am solo loolu boo ko defee rek di nga doxal sa réew waaw ba pare nag nga fexe yemale dafa am solo kumba am ndey kumba amul ndey koo ñëwee ki lii nga def ko kii nga bàyyi ko loolu daf fi dem a dem ba nit ñi dañu mujj sax négliger ko alors que loolu waruñu ko négliger donc ñun loolu la ñuy wax askan bi te askan bi nag ñoom ñooy voté coow li yëpp expliquer la parce que coow li bare na coono yi bare na mais expliquer rek expliquer nit ñi ñu comprendre bu ñu comprendre bu ñu yoree seen bulletin de vote dinañu xam kan la ñuy votel parce que sénégalais yi xam nañu bu baax li ñuy def ku yaakaar ne mun nga leen nax di leen jox ay millions ak ay milliards dañ koy jël lekk ko ba pare bu élection jotee duñu la votel kon nag Sénégal toll na foo xam ne bi jeunes yeeg femmes yeeg ñëpp dañu war a jóg mobiliser wu pour mu jëm kanam et foofu la ñu toll wasa